ñi ngi amati mbégte ñoo leen waxoon sànq ngeen teg seen loxo foofu ci TMS TV ak le khalife général ñëwaat nañ am ti mbégte toujours di ci ànd ak l'empereur, le maréchal, le bourreau des dëmm, le khalife des khalifes, le roi médecine traditionnelle du monde, the king of the king di Alaaji Thierno Moule Sow. Ba léegi ñi ngi ci waar wi gis ngeen sëriñ bi mu liggéey see ba léegi wàccul saa su ne rek ñu di leen di indil ay reportage di leen di indil également ay messages yi nga xam ni day jóge ci sëriñ bi wala jóge ci patient yi. Am nag mbégte jàkkaarloog jëmm ji toog nga xam ni bi mu fi ñëwee yàggul jënd si fi woon cuuraay volcan joni joni ak t-shirt yi nga xam ni macha allah adduna yëpp fu ne la ñuy jóge ñëw di ko jënd si t-shirt yi nga xam ni dafa ànd ak baatin am njëriñ moo tax nit ñi dama ne fu dara nekkul duñ fa dem. Xam nga ni defe naa ni amul benn sëriñ booy gis ci dundam muy jaay ay t-shirt yoo xam ni ay photo moo ci nekk. Kon defe naa ni nit ñi gis nañ ci seen njëriñ bu baax a baax macha allah di ànd ak yéen nag saa su ne ci la TMS TV ak soxna Ngone Dia le doyen Abdou Aziz Diagne. Kon sëriñ bi ñu ngi lay ziar di la dalal ci TMS TV di la bàyyi nga présenté wu wax ñu tur bi ak sant bi ak fan nga jógee xam naa ni kër gi nag miin ko. salaamaaleykum Amet Ngom laa tudd maa ngi jóge ba Thiaroye Njaareem laa dëkk nag mais Thiaroye laa jóge. Tey ñëwoon nga fi fan yële macha allah dellusiwaat fi tey ñu bëggoon xam tey lan mooy solo tànk yi. waaw solo tànk yi moom ñaan moom ma indi woon mais tamit rafet na ma def traitement ci cuuraay bi ma jën si woon parce que gis naa njëriñ trop parce que sonn na dama doon affaire sonaloon na ma trop. yan affaire. affaire xaw ma jinne la xaw ma rab la benn xaja benn rek sonaloon na ma trop. kon maanaam jinne yi ak rab yi dañ la toppoon sonal la. sonaloon trop parce que sax sëñ bi sax bi ñu waxtaan léegi nee na am ñu bëri dem nañ loolu sax daanaka mun naa wax ne avant maa ñëw njortoon naa sax am na ñoo xam ne guddi bi ma xam ne boo ma laa war na ñëw boobu njort naa sax am na ñoo xam ne daw nañ avant maa ñëw loolu xalaat naa ko sax. nga ñëwoon fi jënd cuuraay volcan joni joni ak t-shirt alors sama laaj mooy avant ngay ñëw fii di jënd si loolu ci sëriñ bi nee nga rab yi sonal lañ la jinne yi sonal la avant ngay ñëw ci sëriñ bi est-ce que daan nga dem di seeti yenn sëriñ yi pour jëflanteek ñoom pour li nga xam ni topp na la mën laa bàyyi. waaw loolu sama première fois bi mu ñëw seede waxoon naa ko sax avant ma ñëw fii dem naa lu mot 4 sëriñ wala 5 sax dem naa si ñoom mais ñëpp nag am na ñoo xam ne su ma demoon lu bëri nag wàññi ne ko am na ñoo xam ne damay dem yenn saa yi bu amee semaine wala mun nag ñàkk a mën semaine sax affaire day dellusiwaat ndax ren rek dem naa ci bu Casamance mais. Casamance sori na de. waaw dem naa ci bu Casamance mais kii yàgguma koo xam Thierno Moule Sow yàgguma koo xam yaakaar naa ci koor bi rek la doog a seetaan vidéo te yàgguma xam li ma topp tamit damaa yaakaar ne affaire liggéey la mais ñi ma dem yëpp ku ma defal istixaar dama naan affaire rab moo la sonal rab ak cat te sëñ bi seede na ko léegi. ñi ngi dem yëpp wax nañ la loolu waaye avant ngay ñëw ci sëriñ bi amul kenn koo ci dajal koo xam ni mun na la woon faj ci loolu. non non da doon wàññee ko rek parce que li ma sentir fan yii moom vraiment mosta am parce que li ma doon yóbbu moom vraiment gisuma ko ci woon résultat la mais bi ma commencé utiliser cuuraay moom gis naa ci résultat baax parce que sama yaram dinoon tàng yenn saa yi du ma mën a jàng dama doon sonal daal. ba ca guddi yi damay gént lu bëri sonn en tout cas vraiment ma ngi sant yàlla ba instant bi. alors daañu ci ñëw léegi ak le doyen Abdou Aziz Diagne ak Ngone Dia waaye ma bëggoon laaj la rek ci yan concours de circonstance nan nga def ba xam le khalife général di Alaaji Thierno Moule Sow. waaw benn waay laa gisoon feene Caaroy mu yor ko ñu war ko ci portable am di seetaan. ñeen jinne ma xool après si laa ñëw moo aalam portable ma xool vidéo bi fekk boobu daanaa dugg ci kay internet bi di recherche nag di def recherche mais daa xëy na jour bu la ko yàlla def recherche pour sëriñ bu mën a saafara say jinne laa doon topp jinne laa doon su ma duggoon portable jinne laa doon bës rek pour gis ñiy fàcc jinne par exemple mais keroog ma gisee kii ni seetaan vidéo bi ci laa jàpp ni tur bi Thierno Moule Sow après ma di ko tapé sama portable pour mun am vidéo bi
boobu laa commencé ren. alors pareeguma parce que war nañ ñëw ci nu mu gën a yaatoo ci cuuraay volcan joni joni bi mais également ci t-shirt yi mais damay bàyyi sama doyen Abdou Aziz rek mu continuer ci question yi. waaw man la question que muy il est étudiant à l'université de Dakar le 7 nga fi ñëw jël si cuuraay bi le 7 tey le 22 ça fait 15 jours 15 jours nga utiliser cuuraay bi 15 jours bi nga ko utiliser lan nga yëg maanaam ci tane ci sa yaram nga leeral ko parce que avant nga ñëw am na loo doon yëg en 15 jours donc lan moo tane sa yaram ba tey nga tax nga ñëwaat fi tey. daanaka mën naa wax ne daanaka bu nekkoon 100% 99% bi daanaka dañ na parce que sama yaram di doon métti 99% yi dañ na daanaka dañ na. parce que dama parce que samay tànk dina man demoon naa ba yaakaar ne ma am diabète dem ba si kanam ma yaakaar ne ma am hémorroïde mais bi ma commencé utiliser kii bi am na ku ma ko doon wax léegi sax ma ne ko léegi de xam leer na ma ne li ma topp kon affaire jinne la mais du aw ma benn diabète ndax suñu famille amul ku ci am diabète aw ma diabète aw ma hémorroïde bi ma parce que bu ma commencé utiliser rek daa ko remarqué. waaw beneen question bi cuuraay bi nga utiliser wala dafa am leneen loo ci doon boole. cuuraay bi ak t-shirt bi yëpp dama koy. ndax cuuraay bi ak t-shirt bi yëpp. ndax t-shirt saa yu may tëdd daanaka moom laay sol. moom ngay sol même dama koy yendoo tamit. instant bi daa tilim sax loolu waral indiwuma ko dama ko fóot kii daa tooyoon may ñëw loolu waral indiwuma ko. donc yow boo sa tawat bu doon 100 donc 99 yi dañ na mu des benn. donc actuellement lan ngay ressentir yow. parce que boo déggee maa ne mu des benn sax. parce que xam nga saa yi dama yaakaar damay njort ne lépp dañ na. waaw mais sax dama jékki-jékki sentir sama seer bu métti. di ma jar ma mais su ma suuroo rek. day mu dañ moo tax mënuma wax ne 100%. moo tax mënuma wax 100%. ndax sëñ bi nee na am na yu bëri dem nañ loolu moom mën naa ko xam parce que man dama yaakaar ne da am ñoo xam ne peut-être dañoo dawoon wala dañ fay nekk doon peut-être. cuuraay bi daal moo leen dàq. waaw peut-être. ak t-shirt bi. waaw. waaw. waaw bëggoon naa faju mais xam bi ma wootee ñu ni ma même ak vidéo yi ma seetaan tamit xam situation bi xam ne mënu maa faju ma xam ne ci léegi étudiant bourse kese la yaakaar même bi ma amee bourse moo tax ma ne balaa ma cay def dara de xaar ma di xewut ci cuuraay bi ndax su ma ko waajee mën naa lekk xaalis bi. Ngoné, tu n'as pas de question particulière? waaw macha allah xanaa keroog bi muy ñëw di jël si cuuraay bi ak t-shirt bi fii la ñu fekkoon macha allah muy jeune di étudiant daal di góorgóorlu ba jënd li nga xam ne moom mooy cuuraay bi ak t-shirt yi man ma bëggoon la laaj premier jour bi ngay njëkk a utiliser cuuraay volcan bi ak t-shirt bi ak yow li nga daan gis sa yaram nan nga ko gisee premier jour bi nga njëkk a utiliser cuuraay bi lan nga yëg. bu ma ko utiliser nag. sama yaram sama yaram mu xam biir sama yaram daal. lépp ni ma daamel luy lakk daal la santiroon. da nga santi sa yaram mel na luy lakk. waaw luy lakk waaw. après si laa woote wooteegu ma dama ko def 3 jours. si laa woote jot jigéen laa jotoon. xam nga secrétaire mooy numéro 76 bi. bu mujjee 42. dëgg la mu ne ma léegi li nekk si yow mooy lakk loolu dañ koy gën a sonal. dëgg la. ma amaat quelques jours encore daal di woote waat. alseen sax jotoon naa ko. mu ne ma gën ko sonal boobu yëpp yaa ngi gën a continuer cuuraay bi mu ne ko gën ko sonal. fan yi sax su ma suuroo du ma sentir sama yaram luy lakk. peut-être xëy na premier jour yi nga sentir muy lakk. ngay continuer cuuraay bi. ngay gis ne léegi yëgatoo dara. kon nga xam ne loolu tam woote naa mais bi ma wootee soxna si damaa wax ne ba léegi boo ñëwee dañ ko expliquer sëriñ bi. même woote woon na vendredi passé. yaakaar naa si suba si xaw ma si ngoon mais peut-être sëñ bi xam naa daa jàppoon. maa ngi dégg sànq nga naan ay genre hémorroïde wala diabète dafa amoon lu doon dox sa yaram wala dafa amoon feebar bu ñu la waxoon ne danga ko am wala. kenn waxuma ko mais. da nga sentir ne sa yaram daal neexul dama doon seere lu bëri. te su ma lekkoon suukar encore sama yaram day tàng jër. day tàng trop. et lépp bi ngay utiliser cuuraay bi gisatoo yooyu yëpp dara. damay lekk suukar normal. du ma def dara te suukar dama ko doon ragaloon daal. dama ko ragaloon trop sax. yaakaar dama am diabète. dëgg la mais xam en général rab bu ci duggee si yow. moo la teg yéen feebar. dëgg la pour nga mën a faj pour nga yàq sa xaalis foofu rek. waaw pour doo am benn xaalis. pour doo denc benn xaalis fekkee ngay dem foofu rek mais bi ma étudier boobu laa commencé comprendre xam ne lii kon. daa bëggoon ma utiliser sama xaalis feneen. ndax ba léegi avant ma utiliser cuuraay bi tamit
même avant ma uti daan naa sama tànk yi daan naa ko kii xasan rek xam nga loolu mën nga yaakaar ne affaire siti la mais keroog bi mu ñëwee fii tànk bi da daan xasana. waaw ñaar tànk yëpp mais bu ma ko utilisé léegi day xasan mais ba léegi su ma wàññeeku na bu baax a baax wàññeeku na baax. macha allah nga tawatoon dem ci sëriñ bu ne pour mu saafara mbir mi saafarawul mosuloo ñëw fii nga ñëw fii jënd cuuraay volcan Joni Joni ak t-shirt bi gis nañ ni bi nga ko jëlee macha allah sant nga ci yàlla bu baax a baax sama laaj mooy lan moo la poussé pour la première fois nga ñëw jënd cuuraay volcan Joni Joni bi ak t-shirt yi. sama première fois sax man damaa jël intention pour faju mais bi ma am sama benn xarit boo xam ne sama mbokku taalibe la étudiant la tamit kooku bëgg naa ñëw mais xëy na amagul moyen pour jënd kooku laa woo communiqué ak moom mu ne ma léegi xam naa de faju doo ko mun mais da ngay fexe jën cuuraay kooku moom xam naa yàgg na suivre kii émission kii. yàgg na suivre sëriñ bi. waaw léegi moom waxoon ne léegi da ngay fexe wut cuuraay bi boo ko wutee mën nga am sens sax jaar foofu wër daanaka lu mu wax daanaka mën naa wax daanaka benn parce que cuuraay jeexagut daanaka vraiment ma ngi sant yàlla bu baax. alors li jot a xew fii yëpp nga faju macha allah jotoo laal cuuraay bi t-shirt yi macha allah tey yaa ngi sant yàlla bu baax a baax lan nga ñu mën a wax ci Serigne Thierno Moule Sow. di ko ñaanal mu yàgg fii rek di ko ñaanal mu yàgg fii xam naa moom su ma demoon boo yàlla dafa yool ma am yenn moyens yi xam naa sama famille su ñu bëri dinaa def indi li ci jiitu mooy sama yaay ndax xam naa ne étape sonal na ko. ndax liy jiit ne ko ndax lu topp doom rek daanaka bàyyiwut jaay ndax lu daanaka si maam la ndax am na ku ma defal consultation nee na ma li seen maam depuis seen maam la ba léegi am na su ma amoon moyen ñaan naa yàlla mu fekkee sama njëriñ sax ba ma indi ko fii mu faj ko incha allah. waaw loolu trop sax waaw damay perte bi trop sax damay perte bi trop parce que yenn saa yi damay yàqal jàng daal damay yàqal jàng trop. yooyu toog. mais léegi daal changé na bi nga commencé utiliser sol yi nga xam ne moom mooy t-shirt bi ak cuuraay bi gis nga changement ci sa wàllum jàng. waaw gis naa ci instant bi sax recherche la instant université arrêté na mais ay recherche la ñuy def ay recherche la pour mémoire bi mais en tout cas vraiment mi sant yàlla baax te ko ñaanal mu yàgg fa gën fay yàgg rek te ànd ak wér. dooy toog léeg-léeg di yéemu comme adduna ñu baree bare ni ñu yéemu nga ni yàlla suñu borom rek moo mën a maye. xam nga leen man yàgg naa di déglu Sëñ Sam Mbaye fat xëy na xam ngeen ko. bu baax Sëñ Sam Mbaye moo tax lu bëri dama ko xam parce que yàlla mooy may lu ko neex te leen tamit man di murit laa de waaw mais amin amin murit laa yomb da sax mais nekk ko moo jafe mais képp koo mën a gis muy góor yàlla nga xam ne mu leer na li kii yàlla may na ko nangul ko koo mën a ziar koo gis koo loo nangul ko boobu boo mën a dem ci moom sakku ci ñaan nga dem ndax baax moom foo gis rek dem fa. waaw merci man sëriñ bi laay interpellé parce que sëriñ bi dégg nga étudiant bi li mu wax waaw maa ngi ñëw. kon Abdou Aziz. waaw je pense que nañu terminer ak moom directement rek. non dañuy ñëwaat Moustapha dañuy ñëwaat parce que dafa am lu mu fi wax lu am solo ci jàngoro yi nga xam ne nii mu ngi nekk ci jamono bi moo xam nga lekk lu am suukar sa yaram tàng beneen bi mooy bu sa yaram tàngee ñu ne dafa am jabet parce que jabet noonu lay feeñoo beneen bi mooy aussi bu sa yaram di xasan ñu ne da nga am ndoxu siti wala feebar yooyu nga xam ne nii maanaam day nekk ci biir deret te pourtant day moom loolu yëpp nee na bi mu jëlee cuuraay bi daanaka wér na mais sëriñ bi xanaa feebar yooyu nga xam ne tey kum dal da ngay xalaat dem hôpital léegi maanaam dafa bokk ci feebar yi nga xam ne nii maanaam jinne daf koy dugg nit ñi parce que man bi mu ko waxee léegi dama jaaxle parce que moom li ma wax presque noonu la jabet di feeñee ci nit ndoxu siti aussi noonu la feeñee ci nit mais depuis que mu jël cuuraay moom moo ko wax parce que kii étudiant la parce que ñëpp xam nañu étudiant amul moyen
tey bu demee ba dajale tey li mu am ci bourse mu ñëw di ko jëndee cuuraay bi ça veut dire que gis na ci njëriñ. donc loolu aussi tamit sëriñ bëggoon na ci nga indi ci ay leer. waaw macha allah alhamdulilahi rabbil alamin a'uuzu billahi mina shaytaan rajim wala xawla wala quwwata illa billahi azim doyen maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi nuyu Moustapha Fall di nuyu Soxna Ngone di nuyu aussi suñu caméraman yi waaw di ko nuyu moom bu baax a baax xale étudiant bi vraiment barki Dembo Ndiaye la fi ñëw même pas 15 jours comme ni nga ko waxee dégg ngeen lépp lu mu expliqué fii macha allah ma ñëw sa question bi doyen xam nga ne jinne yi ak dëmm yi feebar yi bëri nekk ci biir réew ñoom dañ ci bokk dañuy associé ci feebar yi boo xoolee maanaam mun nañ fekk benn feebar ñu jël feebar boo valoriser ko muy dëmm yi ak jinne yi ba ci coronavirus bi ngay gis nii waaw maanaam wax naa la ne feebar bu xas ba ñëw feebar bi bu xasee ba jeex sax ñoom duñu ko nangu mu jeex ñoom feebar boobu dañ koy jël macha allah dugg nit ñi teg leen feebar boobu noonu muy wàllu diabète muy wàllu ndoxum siti di hémorroïde di wàllu cancer maanaam di feebar boo xalaat feebar bu bon jinne yi dañuy langaamu ci feebar boobu rawatina nag feebar bu juuxee ci dëkk bi ñoom dañuy jël feebar boobu nag favoriser ko bu ñu duggee nit ki nag ñu sol ko feebar boobu pour sonal ko bu la nag yàlla teelee dimbali nag nga teel a xamante ak Thierno Moule Sow nga teel a jël garab yi yàlla mën na la dimbali ba feebar boobu du mun a dem ba feebar boobu du mun a parce que bu yàggee mun nañ la ko jox carrément feebar bi moo xam diabète la moo xam feebar bu mën a doon ñoom bu demee ba yàgg rek mun nañ la ko jox mais gis nga xale étudiant bii nii barki Dembo Ndiaye la fi ñëw defe naa ne ba mu ñëwee fii jënd na fi cuuraay bi cuuraay baa ngi nii moom la fi jënd 125 000 comme étudiant la nga xamante ne ndeysaan amuñu dara bourse bi la ñu yaakaar dañuy taqale mais mu taqale ba lijjanti bourse am ba ñëw jënd cuuraay bu 125 000 jënd tamit t-shirt vraiment ba mu demee utiliser cuuraay bi gis na ci njëriñ bëgg na faju waaye amul moyen mais gis nga cuuraay bi dimbali na ko dégg nga lu bëri lu mu doon yëg ci yaramam ay dëmm toppoon nañ ko ak ay jinne vraiment tey ba mu ñëwee mu ne ma vraiment mu ngi yëg ci yaramam bi bu baax a baax barki Dembo Ndiaye rek la fi yabal benn rakam mu ñëw fi dafa gis njëriñ moo tax rakam yabal na fi rakam mu ñëw rakam bi ñëw fii def consultation kon nag nit ñi xam ne feebar yi fi am jinne yi ak dëmm yi dañuy langaamu ci feebar boobu ba pare appliquer ko ci yaramu nit ki su nekkee ne amoo sens mun nañ la jox feebar macha allah waaye nag boo amee volcan bi vraiment dina la dimbali jinne yi lu ñu installé woon sa yaram day dañ parce que ñoom dañuy installé feebar ci yaramu nit jinne yi dañuy jël benn feebar du roof ko sa biir yaram soo amul ñaan dëgg feebar boobu noonu su yàggee day manifesté wu ci sa yaram bi waaye nag bu la yàlla dimbalee nga am volcan bi nga xamante ne lépp lu mu fekk ci yaram bi da koy dégager lépp lu mu fekk ci yaram bi da koy dindi dina la dimbali ndax wax na ne demoon na ba ragal lekk suukar demoon na ba nga xamante ne ñemetul lekk suukar moom xale bu góor bi parce que bu lekkee suukar yaram bi day tàng jër day mel ni dafa am luy dox ci yaram bi macha allah tey nag dafa ñëw pour def consultation mais ñëw na mu ne ma vraiment cuuraay bi bu ma ko jëndee am naa jàmm bu baax a baax maa ngi yëg sama bopp maa ngi nelaw maa ngi am jàmm te defe naa ne ba mu ko jëndee même pas 15 jours mooy li ñuy wax ci produit doyen produit yàlla da ci def barke moo tax ñi ñaa ngi koy song di ko jënd si am na ñu bëgg a faju amuñu moyen ku mel ni moom si bu ñëwee jënd cuuraay bi da ci am barke rawatina Thierno Moule Sow yëkkati ko jox ko main à main jox la ko loxo ak loxo ah day am barke nee na feebaram bu nekkoon 100% nee na 90% yëpp 99 yëpp jeex na te ki waroon ñëw fay ay millions jënd cuuraay 125 000 kon xam ngeen ne kenn du Thierno Moule Sow kenn du suñu borom kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax defe naa ne macha allah ma bàyyi leen ngeen eggali ma safal ñu fii tuuti cuuraay bi mu xeeñ cuuraay bi am na solo kii mooy volcan bi yàlla da ci def barke gone étudiant bi barki Dembo Ndiaye la ko jënd fii tey muy toog di def témoignage kon xam ngeen ne kenn du cuuraay bii nii cuuraay bi mooy jooni jooni bi mooy xaaral yóbbaale bi mooy def gis macha allah. jërëjëf le xalif général Alaaji Thierno Moule Sow kon defe naa ni kàddu yooyu am na solo kon Abdou Aziz xanaa ñu joxaat suñu gan gi micro bi rek mu wax ñu yan kàddu lay wax ci li sëriñ bi jot a expliqué nii yëpp.
Abdou Aziz waaw nga joxaat jëmm ji toog sëriñ bi nga jël micro bi yan kàddu ngay wax rek li ci sëriñ bi jot a wax yëpp. kadi cant rek lay doon. di ko xanaa di ko ñaanal rek. ñaanal mu yàgg gën fee yàgg daal. li mu bëgg a liggéey ci yoon l'islam tamit mu yàlla na ko yàlla may kii wër ak at yu gudd ba mën koo liggéey. waaw kon sëriñ bi ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay di la delloo kàddu gi. waaw defe naa ne dañuy tëj rek mbooloo maa ngi ci biti gis nga cuuraay bi noonu filmel macha allah cuuraay bi dafa am barke ñi ñaa ngi koy song si bu baax a baax di ko jënd si parce que nawet la ñu ne nawet bi dafa tàng ren ñi ñaa ngi faatu rek ñoo ngi ñaanal ñëpp ñi nga xamante ñoo génn àdduna ak ñi jiitu ak ñi ñu fa fekk yal na yàlla yërëm leen xaare aljanna ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah lii nag dana la dimbali ci lu bari dana la dimbali ndax dëmm yi dañoo rakkaaju actuellement dëmm yi dañoo rakkaaju te boo nekkee borom bopp wala nga nekk borom xam-xam bu ñu la lekkee seen pouvoir day yokk suñu lekkee borom bopp wala borom xam-xam seen pouvoir bi day yokk moo tax borom bopp yi la ñuy wër ñu mel ni étudiants yi am bopp am xam-xam ëllëg ñu war a jiite réew mi wala ëllëg ñu war a nekk dara ñooñu la ñuy wër wala ñu nekk nit ki nga xamante ne macha allah am na lu yàlla def ci yow ëllëg nga war a njëriñ sa askan ñooñu la ñuy profité ñu lekk leen bu la yàlla nag dimbalee nga am yi mel nii yi ni mel ñoom duñ la mënal dara macha allah foo jaar duñu fa jaar te cuuraay gi fépp fu mu xeeñ dëmm bu ñu fa nekk ak jinne dañuy abale defe naa ne xale bu góor baa ngi ni étudiant la ñëw na toog na def na témoignage am kon nag ngeen góorgóorlu ut cuuraay bi parce que daf leen di dimbali bu demee ba étudiant di sacrifice boursam di ko jënd cuuraay xam nga ne macha allah am na njëriñ ba mu dem nag ñëwaat def témoignage kon xam ngeen ne cuuraay bi am na barke yàlla def na ci barke kon nag na ko njaboot ut na ko borom kër yëpp ut macha allah étudiants yi ñoo ngi koy jënd si rawatina nag njaboot gi ak père de famille bi ak ñëpp ñi ñaa ngi ñëw di jënd si ndax tey li fi jënd ay cuuraay tey dafa bari parce que dañuy gis njëriñ man samay affaire loola samay produit loola def gis la xabbo na wara man samay mbir mooy publicité boppam moom ba mu ko jëndee ak léegi motul 15 jours tey ñëw na def témoignage ndax gis na njëriñ kon nag lu ne fàng kenn du ko jeex li may wax rek xam-xam na wóor xam-xam na leer xam-xam na am xam-xam day dëggu loolu bu ko defee incha allahu doomu aadama yi dinañ xam yow yaay kan nit ñi dinañ apprécier dinañ ñëw njëriñoo sa xam-xam mais nag bu dee tirse la di tappale di tegle di teg loolu bu yàggee du dem lu nekkul dëgg du yàgg kon nag ngal la ngeen góorgóorlu sàkku ji xam-xam macha allah kon nag volcan moo nekk noonu macha allah xam ngeen volcan joni bi moo nekk noonu kon nag macha allah ma bàyyi sama gars yi ñu tëj. Voilà, merci. Donc, chers amis téléspectateurs qui nous suivez, un petit résumé en français. Alors, ce jeune étudiant que vous voyez, il est étudiant à l'Université de Dakar en 5e année. Alors, donc, il avait des difficultés sur le plan de la santé. C'est vrai que ces soucis de santé se manifestaient comme quelqu'un qui est atteint de diabète. Parce qu'il dit qu'à chaque fois qu'il consommait du sucre, alors il avait une température qui s'élevait. Ensuite, il avait des démangeaisons partout dans le corps. Mais si vous vous rappelez, il est venu le 7 ici pour prendre l'encens volcan. Mais quand il l'a utilisé, moins de 15 jours, il est revenu aujourd'hui avec le t-shirt pour signifier au marabout que même s'il sentait en tout cas des difficultés sur le plan de la santé à 100%, maintenant il est guéri à 99%. Ça veut dire qu'il est presque guéri. Alors ça, ce ne sont pas mes propos, mais ce sont les propos même de ce patient qui est venu ici, qui est étudiant. Alors vous savez que les étudiants, ils n'ont pas les moyens, parce que souvent les bourses sont dérisoires, mais ensuite ils ne perçoivent pas régulièrement les bourses. Mais quand même, il a tenu à ramasser ses économies pour venir acheter ce produit, en tout cas qui le soigne, non seulement qui le soigne, mais aussi qui l'ouvre en tout cas les portes de la chance pour que ses études puissent réussir. Alors c'est pourquoi aujourd'hui il est venu témoigner toute sa reconnaissance, mais surtout encore réitérer quand même son attachement et sa fidélité à l'endroit du marabout et dire que les produits du marabout quand même sont d'une efficacité incontestable. Et voilà pourquoi à chaque fois que le marabout dit que
attention, il y a des maladies qui quand elles vous attaquent, vous croyez que c'est des maladies qui sont peut-être soignées au niveau de l'hôpital, alors que c'est les mauvais esprits qui viennent transformer ces maladies, en tout cas pour vous faire semblant que c'est des maladies qu'on soigne à l'hôpital, alors que c'est les mauvais esprits qui se manifestent, que ça soit du diabète, que ça soit de la tension, que ça soit même du cancer. Toutes ces maladies-là dont on souffre, y compris cette maladie qui est en train d'envahir en tout cas la société, qui est la Covid-19, aussi, il ne faut pas oublier qu'ils sont partout, les mauvais esprits. Donc, Moustapha, voilà en résumé ce que nous venons d'écouter, les témoignages très émouvants, en tout cas, mais très révélateurs aussi, de cet étudiant qui est en 5e année à l'université de Dakar. jërëjëf Abdou Aziz defe naa ni kaddu yi leer nañ macha allah sëriñ bi dégg ngeen ay kaddu xalif général dégg ngeen aussi kaddu patient bi li mu wax macha allah lii nag soxna Ngoné doyen Aziz xam nga ni mayu yàlla rek a wóor macha allah kon Alaaji Thierno Moule Sow le roi médecine traditionnelle du monde kenn du moom di ko ñaanal waaye kenn amul fayam yàlla suñu borom rek moo am fayam kon saa su ne rek mbégte la ñuy ànd ak yéen sur la TMS TV di télé bi nga xam ne moo feeñal lépp lu nëbbu ak le xalif général le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king gis ngeen mbooloo mi ba léegi ñu ngi ci biti di xaar sëriñ bi kon ngeen teg seen loxo foofu ba ci kanam ñu daal di ñëwaat jërë ngeen jëf.